internetu Dakar Buzz nuyuwaat nañ leen bu baax a baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen xam ne nga ngi ko ak suñu ay programme seen émission Actu en face di dalal Malick Thiandoum mu nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté ci fi nga xam ni moom mooy Sénégal. Malick dañ lay bàyyi nga nuyu rek ak internet yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. soxna Ngoné maa ngi lay nuyu di nuyu internetu Dakar Buzz yëpp. di am mbégte jàkkaarloo ak yow. seq ak yow laaj ak tontu ci actualité nga wax. waaw ci actualité ay ca dañ dem rek ma góorgóorlu ci. voilà ci actualité bi dañuy ñëw rek ci Covid 19 bi moom moo gën a nekk actualité fii ci Sénégal ñu gis ne booba ak léegi chaque jour ñu ngi def point de situation lim gi mi ngi gën a yokku lu jëm ci cas communautaire yeeg yooyu ñu xaw a gis relâchement ci côté ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi sa point de vue par rapport ak loolu. voilà Covid 19 bi mbas mi dañ ci massawu. d'abord askan bi yépp ndaxte ku nekk ci secteur bi nga nekk mbas mi laal na la ñi nga xam ne aussi ñoo ci feebar ñu leen di ñaanal yàlla fëgg seen bopp. ñi ci ñàkk seen bakkan aussi lim bi dépassé na téeméer ak lu topp ñu leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana. mais man bu ma gisee li xew ci réew mi Ngoné man damay am tiit. parce que période bi nga xam ni ci la nit ñi bàyyeeku mooy période bi maladie bi gën a ëpp doole ci réew mi. effectivement ndax jamono ji booy xool amul bés booy toog te doo dégg ni ñaar ñett ba ñeenti nit faatu nañu. amul bés booy toog te doo dégg fukk ba ñaar fukk ak lu ko ëpp ci ay cas communautaire. mu mel ni nit ñi dañu dem ba mbas mi am doole ñoom ñu wàññi seen ay mesures de précaution. geste barrière yi booy dox ci dëkk bi kenn respecté tu ko. loolu nag man daf ma yéem daf ma jaaxal parce que je pense que tey jii waruñu xaar Macky Sall wala Ablaye Diouf Sarr wala docteurs yi di ñu wax ñun lu ñu war a def. parce que je pense que kenn ku nekk yaay sa sàmm bopp yaay sàmm sa wér-gu-yaramu bopp. ba tax na relâchement bi nga xam ne gis nañu ko nit ñi dañu dellu ci li feebar bi gën a bañ. mooy jegente bi. mooy ñàkk a takk masque bi xew yi boo demee da ngay waaru. boo demee ci dëkk yi la nga fay gis ci ay nit doo comprendre dafa mel ni feebar bi nekkatu fi. alors que dafa am ci ay jamono ku ma dégg mu ne discipline moom moo tax Chine génn ci maladie bi. waaye indiscipline mooy tax Afrique jeex ci maladie bi. dëgg la daanaka ci jamono jooju la ñu toll na nit ñi gën a farluwaat te xam ni jamono ji ci la ñu war a gën a vigilant. presque nit sax day dox Ngoné man mii damay toog ba ci ak man ndax corona wu ma ba wér. dëgg la de kenn ku nekk ci ñun bari naa ci ay morom kenn ku nekk ci ñun di nga toog ba ci àgg nga ni ndax corona wu ma. kenn waratu la wóolu sa bopp bay wóolu keneen. kon nañu gën a farlu. gën a góorgóorlu ci geste barrière yi. takk masque ça ne coûte absolument rien. nañu koy takk pour aar suñu bopp rawatina suñu mag ñi nekk ci kër gi. les vieux ak les vieilles yi nekk ci kër gi demuñu dikkuñu ñun ndaw ñi ñun ñoo nekk en activité ñun ñooy dem di ñëw bu ñu indilee suñu maam wala suñu papa feebar bi te feebar bi du lebal mag du lebal ku am jàngoro ci sa biir yaram. ñun ñu ngi leen di lor. boo demee ci plage yi sa yaram dafay daw nga jaar ci mbedd mi xale yi respecté tuñu dara ci moment bu nga xam ne maladie bi pratiquement bu ñuy wax pic sax dépassé le pic bi. donc c'est vraiment inquiétant nañ ci gën a vigilant. mais loolu aussi autorités yi am nañ ci part de responsabilité. parce que aussi bu fekkee ni jàngoro dafa demee nii. ba egg ci benn niveau bi mu óor la ni bu lim bi gënee takku. tey suñu capacité hôpitaux yi dépassé wu na. nombre de lits bi ñu am nombre de maladies dépassé na ko ba ñuy wax sa confinement à domicile di la faj à domicile mbir mi ñoom autorités yi war nañu jël seeni matuwaay parce que il faut mu am ay mesures de coercition Sénégal xamul wax rek. il faut ngay jëf. fii Maris boo fi doxee pratiquement takkoo masque bu la commandant de brigade bi jàppee di nga fay. d'accord mu nekk lu am solo loo xam ne ku nekk war nga ci bàyyi xel leneen lu jëm ci actualité Actu en face la ñu wax bokk na ci bradage littoral ak coowal suuf yi nga xam ne fan yi nemmeeku nañ ko diggante fi nga xam ni moom mooy ci corniche bi beneen bu dox ci diggante Babacar Ngom ak yeneen ay paysans ak yeneen yoo xam ne jàpp nañu ne daal fu mu ne nii ñi nga xam dañoo féete kaw dañoo bëgg utiliser seen pouvoir néewal doole ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee suñu mbokk paysans yi loolu it mu nekk actualité de. waaw actualité bu am solo la parce que coow li bëri na ci littoral bi te littoral dafa am lu nga xam ne moom moo ci ajowoo mooy dañ ko war a sàmm. parce que littoral bi sa littoral la sama littoral la te tey jii l'environnement
dafa toll fu nga xam ni fokk ñu préserver suñu environnement pour suñu dundin gën a baax mais ñi nga xam ni ñoom ñoo am doole dëgg-dëgg am teraanga am pouvoir ñoom ñooy saax-saaxee littoral bi ci ndimbalu suñuy gouvernants parce que mënuñu ci jot te ñi nga xam ne ñoo ñu jiite joxuñu leen ko kon bradage des terres bi nga xam ne moom moo am ci jamono ji président Macky Sall war na ci jël ay matuwaay war na ci jël ay mesures littoral bi ñi ngi koy brader yaa ngi wax léegi li xew fële ca Ndingler diggante Babacar Ngom ak yenn ci paysans yi loolu aussi lu ñu war a régler la le plus rapidement possible parce que aussi cay maam ba ci léegi boo demee ci suñu village yi ñun ay villageois lañu dafa am suuf yu fa nekk yu nga xam ne ci la ñuy tedd ci la ñuy liggéey ay baykat lañu tey jii nag bu fekkee ni ñi nga xam ne yàlla da leen a may doole ñoom ñooy dem di bundu xataal baykat bi nga xam ne yaakaarul lu dul nawet pour dundal njabootam war nañu xoolaat suñu bopp yërmande fan la nekk yërmande amatul justice amatul équité amatul bërki Dembo Njaay waa kër Jàllu Picc ñi ngi def marche takk seen ay brassard rouge ndax Malal Diallo ak ñi mu bokkal ñi ngi parce que ñoom am na suuf yu nga xam ne ndem ci yàlla si Diallo Picc moom moo ko liggéey ba wan leen ni lii yéen a ko moom mais tey ñi ngi leen di bundu xataal di leen puus boo demee Malika c'est la même chose am na collectif bu nga xam ne seeni kër dañ ko tojoon am lu ñu leen waroon dédommager ba ci waa gàddaay ñuy daw boobaak léegi pour ñu dédommager leen pour ñu jox leen seen àq ak seen yelleef am na ci ñu nga xam ne sax dañu dem foofu di tenir point de presse ñu fekk leen foofu salfaañe leen ba dóor fa ay maire jël ay pistolet dóor leen ko dugal leen ci oto bi arrestation yu arbitraire néewal leen doole jël sa alal dóor la yóbbu la police loolu je pense que léegi jaay doole moom moo fi am te loolu nag le président de la république Macky Sall ñoom ñépp moo ñu bokk yilif te askan bi ñoo ko wóolu fal ko ak suffrage yu am doole tey jii askan bi soxla nañu moom mu àddu soxla nañu mu jël ay matuwaayam pour dimbali néew ji doole yi parce que njiit loolu lañ koy doyee mais bu fekkee ni ñi am doole ñi ngi jël suufu ñi ñàkk doole kon fan la ñu jëm bërki Dembo Njaay waa Yoff ñi ngi doon def conférence de presse donc waa Wakaam ñi ngi doon def conférence de presse donc mu mel ni que mbirum suuf daal fi mu toll nii jamono ji moom mooy Eldorado bi ci la riche yi di gën a appuyé wu pour gën a am xaalis pour gën a néewal doole ñi nga xam ne amuñu dara te loolu je pense que le gouvernement Macky Sall war nañ ci jóg war nañ ko régler. d'accord ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay déglu yaakaar na ñoom it nañu ci jël ay mesures ci ni mu gën a gaawee parce que it Sénégalais yi bëgg nañu ku ci nekk li nga xam ne yaa ko moom rek ñu bàyyi kook yow leneen loo xam ne it actualité la foog naa ne fan yi yëpp ñoom la ñuy waxtaane muy njabootu it président Macky Sall gis nañu Moustapha Cissé Lo ak Farba Ngom ak ki nga xam mooy yaa xam commencé génne ay kàddu yoo xam ne xale bu ko dégg sax yaakaar naa baaxul ci éducation ndax ñoom tey jii ñoom ñoo nekk suñu ay royukaay ñoom ñoo jiite réew mi yàlla moo leen fi teg kenn mënu ko dara donc dina am comportement boo xam ne dina baax ñu nekkee ko tey bu ñu demee ba ñoom ñi nekk ci président Macky Sall waroon wane le bon exemple di saagante di génnante ay audio mu mel ne nag nekk na loo xam ne ñëpp ñu ngi koy ñaawlu. dama choqué comme plusieurs Sénégalais parce que am na lu nga xam ne baaxoowuñu ko ñun. bokkul ci suñu yar bokkul ci suñu aada bokkul ci suñu cosaan diine nanguwu ko worma nanguwu ko yar nanguwu ko rawatina mu jóge ci ñu nga xamante ni ay kilifa lañu parce que kilifa dafa am nu mu war a waxee dafa am nu mu war a tooge dafa am nu mu war a doxale tey bu ñu demee ba gis li xew nii non nekkatuñ ci république des valeurs tey république des antivaleurs la ñu nekk jamonoy président Senghor lii amul woon jamonoy président Abdou Diouf lii amul woon njiit homme d'état dafa am le sens de la mesure le sens de la responsabilité le sens des affaires de l'état ba tax na am na ay kaddu yu nga xam ne daawoo ko dégg mukk mu jóge ci kilifa rawatina kaddu yu tegginewul di ay saaga franchement nopp gar mi sax warul déglu loolu dëgg la donc tey man dama tiit ci sama réew dama tiit ci ñi ñu jiite ndax bu ñu demee ba ñi nga xam ne tey jii ñoom la ñoo yor ay poste de responsabilité ci réew mi di yëkkati yenn kàddu yi ci réew mu mel ni Sénégal di réewum diine ngay yëkkati yenn kàddu yi di ko publier ba askan bi yépp di ci jot xale yi nga xam ne ay ndaw lañu di ci jot loolu ñaaw na
rafetul ak loo munti wax du lu nga xam ni am na kenn ci Sénégal ku koy rafetlu parce que kaddu yu rafetul kaddu yu tegginewul warutu jóge ci làmmiñu ku mu mënti doon rawatina ci ku ñu ni kilifa nga ba nekk ca péncum ndaw réew ma wala nga nekk directeur général wala nga nekk à un niveau de responsabilité donc tey franchement ñi ñu jiite man vraiment man dama ci jaaxle maintenant au-delà saaga yi nga xam ne dégg nañ ko bu ñu jël saaga yi rek fësal ko mais nañu xool aussi yeneen kàddu yi nekk ci ginnaaw saaga ak li ko sabab parce que naam Moustapha Cissé Lo ni mu waxee rafetlu wuñu ko loolu kilifa warul waxee noonu loo am lu la metti waroo waxee noonu parce que kilifa yépp dañ lay déglu kilifa diine da lay déglu kilifa aada da lay déglu góor ak jigéen mag ak ndaw dañu lay déglu kon kàddu yi war na teggi ne mais ci ginnaaw kàddu yi daf ci am ay accusations yu grave yu nga xam ne def na ko te je pense que réew mi toll na fu nga xam ne ku fi wax yenn accusation yu grave yi war nañ ko càmbar ba xam fan la tegu ndax bu ñuy wax ay wuruj di wax ay sàcc di wax yenn malversation yi ba dem ba tudd président ni sax le président traîne des casseroles il y a problème dëgg la lu ñu war a gëstu la lu ñu war a leeral la te ñi ko war a leeral du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur gi parce que tungu lu di teew ñuy nataal aujourd'hui il y a des accusations graves yu nga xam ne Moustapha Cissé Lo def na ko jëmale ko ci ay nit cité leen nommément nit ñooñu ñoom ñoo war a setal seen der wala ñu dem fa mbaxana doone benn. D'accord te Malick c'est pas pour la première fois pour rappeler que ne Moustapha Cissé Lo di def accusation yu mel nii parce que mu ngi ko doon def bi coowal drogue bi nekkee ci Sénégal te boobu ba léegi procureur musul autosaisir pour woo ko wala mu wax ko li nga wax fan nga ko teg yaakaar nañu ne kon ci bi nga xam ne accusation yi gën na graaw ñoom ci seen bopp dinañu génn wax wala procureur bi nga xam ne moom lañ fi teg dina autosaisir te pàcc yëpp ku ci nekk ñëw andi ay leeral ci accusation yi comme ni ñu koy defee. mais tout à fait le procureur dafa war a autosaisir warul xaar sax ku ko saisir. parce que lii Moustapha Cissé Lo wax dafa garaaw nit wax na fi lu ko gën a néew ñu yoon woo la nit wax na fi lu ko gën a yées ñu jàpp la tëj la ci kaso bi. donc tey Assane Diouf saaga yi Moustapha Cissé Lo saaga ko gën a terrible foofu. dëgg la te Assane Diouf a ngi ci kaso bi. am na fi yeneen ak yeneen donc ñi nga xam ne aussi tuumaal na leen ñoom ñoo war a seetal seen der dem saisir le procureur de la République par une plainte. dégg naa Yaxam Mbaye dafay plainte donc nañu dem ci kanamu yoon leeral askan bi parce que li ngeen yor moomu leen ko askan bi ñoo ko moom li ngeen yor dañ leen ko dénk askan bi ñoo leen ko dénk bu ñu demee ba wax yenn wax yu jub ci yenn accusation yu jub si tuuma yooyu yéen a ko war a seetal leeral askan bi parce que fi mu toll nii Sénégal jaxasoo na xel yi jaxasoo na wax ji ñaaw na te lu ci nekk nag président de la République encore une fois dafa war a remettre de l'ordre dans sa famille. am na ay sanctions yu ñu jël contre Moustapha Cissé Lo ok mais il doit aller au-delà de ces sanctions. d'accord Malick Diagne ñu lay sant di la gërëm ci disponibilité ak dalal bi ñu dalal ñu bàyyi la nga tàggatoo rek di la remercier bu baax. waaw jërëjëf maa ngi lay sant Ngoné di sant waa Dakar Buzz. di wax ni daal réew mi toll na fu nga xamante ni nii kilifa diine yi war nañu wax. kilifa yi nga xam ne aussi ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi war nañu wax war nañu leeral askan wi parce que tey xamatuñu ci ban Sénégal la ñu nekk. am na ay mag yu baax yu nga xam ne tey jii bu ñu yeewoon gis li xew ci réew mi dinañ ñu lii de du Sénégal gi ma fi bàyyi woon. kon Sénégal réewu diine la réewu sutura la réewu teraanga la réewu waxante lu baax la nañu xoolaat suñu bopp bàyyi boddi konte bi bàyyi xastente bi bàyyi waxante lu ñaaw yi te delluwaat ci dëgg-dëgg li ñu tuddee la république des valeurs parce que am na ay valeurs yu nga xam ne moom mooy symboliser l'homo sénégalensis muy jom fulla fayda kersa yar ak teggin te yooyu bu fi jógee dara desatu fi. d'accord merci Malick mu nekkoon Actu en face ñu doon dalal Malick Thiandoum doon waxtaanee rek di gën a fës ci actualité jox leen dig daje rek beneen yoon ak beneen invité di leen wax nag ngeen wéy di ànd ak ñun ci li nga xam ne mooy Dakar Buzz ngir ay xibaar yoo xam ne moo gën a wóor waaye it moo gën a leer.